jëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 165 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëkkal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité buñ ko xamé mu jaglé leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen ci bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunuker l'info autrement du fenn fudul fii ci Sunuker ci kër gi la maison mooy Bambou. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. mu ne ko président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon
kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 16 septembre 2021 soxna Rama Diagne asalaamualeykum. waaleykum salaam Ndiawar maa ngi lay nuyu bu baax waaleykum salaam Ahmadou Diop waaleykum salaam doomu Sénégal yi ca biir Sénégal diaspora bi ak le monde entier di leen ñaanal rek comme ni ma ko tàmmee def yàlla na ngeen yokku ba yëg ko. amiin yaa rabbal yàlla na leen yàlla musal ci mbas mi. amiin fépp fu ngeen mën a nekk. amiin di fàttalikoo si ñi nga xam ne ñoo tëdd ci hôpitaux yi yàlla nangu seen kattan yàlla na leen yàlla joxaat wér. amiin yaa rabbal yàlla na leen yàlla joxaat wér bu baax ba ñu génn dem seen kër. di fàttaliku aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi yàlla na yàlla def jàmm ba génne leen ba li ñu defoon ñu bañ koo defati. voilà may tàmbali rek Ndiawar di la wax ni man dama waaru quoi. ci affaire àddina bi quoi. Sénégal daal moom boo jógee ci biir rek dan ca bee. wallaay. jas daal affaire terrain moo fa xew. jas fi ñu ubbi aéroport ba. am na benn altercation boo xam ni force de l'ordre yi ñi ngi jàkkaarloog population bi di sànnante ay lacrymogène di taale ay pneu ndax ay terrain de 31 hectares. quartier boobu nag mu ngi tudd Saxirat alors que ñoom waxoon nañu l'état nañ leen jox foofu l'état dafa bañ jox ko propriété privée. ay kër lañ ko bëgg alors nag les jeunes ñi ngi avertir état bi nee nañu ko lu am rek na nga xam ni lu am na parce que ku artuur di nga àtte voilà parce que ñeena seen suuf moom mooy seen lépp. man nag li ma ci jaaxal comme ni ma la ko waxee rek ma sànni ci sama grain de sel je ne peux pas comprendre Ndiawar. ay alkaati yi ñëw dara ay terrain. man loolu ça m'a posé des questions. je me suis dit que sama idée bopp la ça n'engage que moi. je me suis dit que bu demee ba léegi mbiru terrain rek seetlu woo moom ngay déglu suuf. dafa am moment boo xam dañuy jël leneen mais suuf rek. te ay 31 hectares. propriété privée. ñi ko moom dëkk fa jas bu ñu fa defee aéroport la nekk jas. donc privé ñi nga xam ni dañu daaneel seen kër yeeg yooyu def foofu aéroport nañ leen privé quand même ñoo fa nekk nañ waxante dëgg. jox leen waaye ngir jël auto police mu ñëw taxaw foofu face à face ak ñoom c'est du jamais vu daal c'est la guerre daal. loolu nañ boo paree nañ ko seetaat bu baax. ngeen di ci sa kàddu après gars yi digal ci seen kàddu. beneen bi may wax mooy Kilifeu ak Simone ak député yi bon Kilifeu ak Simone de hier la leen juge bi déglu deuxième cabinet Abdoulaye Thioune def leen mandat de dépôt kaso ba la ñu fanaan. alors ñu leen di accuser nag Ndiawar malfaiteur corruption tentative de faux ak tentative de émigrant. Thierno moom nga xam ne ñu koy wax moom Thierno Amadou Diallo. moom aussi. amoon mës na tëdd kaso 2 mois. moom juge bi da koo yokkal fekki na leen fa quoi. parce que waa ji mythomane moo fet. jàppoon nañ ko fi maître El Hadj Diouf moo nekkoon nu mu tudd ci avocat am. parce que dafa yàgg di dribbler nit ñi quoi. voilà amoon na sax ci benn dëkk bu mu demoon dëkku chinois yooyu fen ni moom astafurlah baal leen ma ci wax bi wax fa lu dul ci ginnaaw dëgg. ni moom Lix Tour la nekk agence immobilier la yooyu la daan def daal di trafiquer moom ñëw dugal gars yi bokk nañu ak moom fanaan yi kaso ba. bon léegi nag les gens se disent avocats yi mer nañ trop nee nañu lii pour ñoom daal am na benn avocat boo xam ne dafa signalé nee na Simon depuis 2017 dafa amee AVC wane na preuve yi tax ni Simon am na AVC donc
ñaan na pour ñu bañ ko téye juge bi di ko ñett dañ koy téye kuñ ci wax maître Moussa Sarr moom dafa mer nee na lii complot la lii complot la il paraît que nag Y'en a marre génn na ni lii complot rek lay mën a doon kenn mi nga xam ne mooy triant bi nga xam ne moom juge bi daf ko accusé woon kenn Amadou Diallo moom seen xarit la Kaolack la soxi ko Sri Lanka wala la nekkoon foofu dem fa di fa fen ba ñu tëj ko fa kooku xam nga ni bubu boobu nañ waxante dëgg yàgg na koo sol léegi nag nee nañu seen avocat yi Mamadou Sall wax nañ ci aussi problème Mamadou Sall waaw Mamadou Sall député ak Boubacar Liyaay xam nga Boubacar Liyaay nee na ñooñu du question immunité problème bi bu ñu confondre question de immunité ak impunité c'est-à-dire dinañ leen punir mais immunité bi ñu ngi seet alors ñu ne buñ ko deful assemblée nationale kon dañ peuple bi ne war a jël dissoudre ko mais man je me dis que peuple bi bu jógee pour dissoudre ko jaru ko assemblée nationale ba mu tasee c'est une affaire de ouf la quoi ba mu yàqoo du tey parce que bu demee ba ay député on va se dire la vérité lu nekk la ñuy signé lu ñu wax rek ñu ne wii y a pas de naa ko xoolaat man pour man loolu du assemblée loolu ñoom ñoo gën a ñoom yàgg nañu corruption wax naa ko fi bërki démb di la nettali naan la ay dañ fi génne ay certificat de mariage ay na mu tuddati gis nga njawar man damay voyager ni ñëpp damay wàcc ci avion bi su ma gisee dafa am côté ci aéroport suñu aéroport dañ naan africain yi nañu ñi jógee Afrique bon ñu jógee Afrique waaw ñi amul këyitu France rang leen fële ñi visiter rang leen fële ñi yore nationalité jaar leen fii loolu fépp ñi am passeport diplomatique barke sëñ Touba ñoom it ñoom ñun ñooy bokk rang dëgg la mais man su ma xoolee borom passeport diplomatique li may jëkkalee sincèrement boo leen xoolee rek seen jëmm bopp y a pas de sous-métier xaw ma lu ñuy nuru bu dee ay diplomate man xaw ma lu ñuy nuru te dañu am fit nag dañuy taxaw naan diplomate dañu quoi mais boo leen ne jàkk sax di nga xam ne lii affaire de ouf la quoi maanaam affaire dof la quoi mais ñi duñu ay diplomate duñ ko nuru quoi duñ ko xam am vraiment man sous-estime kenn mais dafa yomb trop dafa yomb trop rek bàyyi jàmbur waay soxna loolu maguy la maguy la nga ci wax njawar ñi leen jox kayit yi ngay wax bi may tëgg wax ci njawar banque islamique banque islamique de moom wuyu na turam banque islamique dafa wuyu turam banque de islamique ba nga xam ne bi mi ngi situé VDN bi dafa am benn client buy ñëw ay clients yu ñëw laay wax sax di déposer seen xaalis mais en fait bu ñu déposer seen xaalis déglu ma bu baax njabar xam nga nu ñuy def ñu jël une partie de l'argent am na nag benn cliente bu fa ubbi moom compte am jël ci une partie d'argent nit ñooñu dugalal ci compte ndaw soo suñuy wax Ndey Ngóone Nim yaa may dégg waaw voilà def ci compte Vigile bi nga xam ne moom la ñuy wax Younoussou Daba de l'argent bu naa ma Senghor nag mooy cerveau bi daw na jàppaguñ ko léegi nag après nu ñuy def dañuy wax ndaw si mu ñëw retirer xaalis bi ñu séddoo seen part léeg-léeg visite bi ñëw aussi na mu tuddati jël ñu séddoo seen part ku ñuy wax Babacar Seck nekk banque islamique bu Saint-Louis moo doon def relevé yëpp faux compte la donc ñoom sàcc nañu ci client yi 38 millions maanaam da ngay ñëw déposer ci sa compte bancaire ñoom léegi nag njaba je vais te demander une question boobu rek ngeen baal ma rek ma wax ci bu fekkee ñun wóoluwunu suñu kër ndax suñu defee suñu kër xaalis ñu sàcc ñu banque yi lañu wóolu léegi bu fekkee léegi nag càcc gi dem na ba ci boot sa banque bi nga xam ni mooy sa confidence di sa xarit di sa lépp ñu ñuy tege ay dil di roppat ku yebul la nga am nga jëli ko di ci nelaw guddeeg ba teg tewut sa jaar si teg ci wet gi lii kat laa yëgal nit ñi parce que bii moo feeñ je me demande ndax ñeneen ñi amuñu feneen foo xam ne ñi ngi def yu mel nii te xamuñu ko parce que Sénégal lu xew rek xamal ni dañoo ko nettali mais am na ñoo xam ne ñi ngi def lu raw loolu léegi manqué nañu xaalis añatuñu amuñu dara ñi ngi ci terrain yi di ko jël di ko brader 31 hectares nga jox ko benn privé yooyu yëpp ñu boole ko njawar Sénégal est-ce que ñun est-ce que ñii duñu rey balaa ñoo dee mais on va se retrouver tous avec des crises cardiaques njawar soxna Rama li du yoon
du dëgg du yoon ñoom kilifa nag man sama yoon nekku ci mais je suis sûr et certain que lii dama yaakaar ni complot la njabar pour les éviter pour affaire boo moytuwul dañ leen atte noo xam ni sax ba 2000 bu ñu génnee 2024 nañu sant yàlla waaye bu élection yi jàllee affaire maire yi yeeg yooyu li yëpp ay dil la li yëpp ay dil la ndànk-ndànk kenn bëgg par kenn noonu la doon la ñuy jàppee nit ñi kenn par kenn ku fi wax rek loo xam ne waroo ko wax bu soobee yàlla des na la sosal bu ne ñem ñu la tëj duyal la ci kaso bi ce n'est pas juste façon politique bi baaxul def nañu wala defuñu bu ñu defee nañu leen daan ni yoon daan député yooyu nekk fa tamit amul ay affaire immunité amul ay affaire dañuy xool dañuy xeex impunité bi dina ñëw on s'en fout nañ leen simmi nañu simmee woon Sonko daan leen liñ leen war a daan ci le faut ñoo xam luñ leen di daan ñu daan ko parce que yàgg nañoo tëj dëkk bi lii dafa nekk lu ñaaw boo nekkee député da ngay joxe un bon exemple parce que bu fekkee ni ñun dañ leen fa teg te yàlla rek tax ñuy def ay njuut njaaj ci dem ba di ñu triander déjà ñu ngi jël suñu essence bi ñu ngi leen di fay des fortes sommes yoo xam ne jànguñu sax école ngeen baal ma du ñàkk a jàng école gi mënuñu sax bind seen tur suñ nekki rek aawatee ñu ngi ci téléphone yi damay xool seen comportement yarawuñu ci téléphone yi ñu ngi ci téléphone yi di ñu ngi ci en plein débat ñu jël seen téléphone xam naa ña ngay woote gis nga ma la ma ca waxee nan laa taxawee yekk na ma amuñ fulla amuñ fayda quelques personnes ñoo ma ci neex ku ñu wax Mame Diarra Fam kooku mooy la dame d'affaires damay wax ñi ma neexan Moustapha Sy Jamil neex na ma Sonko waxaale wuñ ko kooku moom day dugg wat leen teg leen jaarale ko fi mu koy jaarale muy dëgg gu ne xam moo tax day bari noonu kon nag maa ngi teg fii di ñaanal vraiment ñëpp daal fépp fu ngeen nekk yal na yàlla wàcce jàmm Sénégal yal na leen yàlla may li ngeen bëgg te yal na yàlla soppi ñu yal na yàlla vraiment bàyyi magu yi parce que yii bu ñu boolee xiif bi boole mar mi boole ñàkk soins yi bëgg boole nag terrain yi ñu di koy brader di ko jox ay privé nit ñi dinañ jëm ba dañu yor seen këll taxaw ci mbenn naan man kaana li laay kaana laawu loo ma teg sam baaraam foofu jërëjëf soxna Rama di nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ñi nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk Italie ñi nekk Europe yëpp ñi nekk fii ci Amérique ak fépp foo xam ne ni ñu ngi ñu fay dégloo rek yéen a ngi ci seen émission l'info autrement tey ji nag jeudi le 16 la daanaka mooy dernière émission bi incha allah ci semaine bi di war a dalal nag ki nga xam ne moo di Elimane Ka am na information yu ñu indil bu ko defee ñu faram fàcc ko rapidement bala ñuy dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum Elimane. waaleykum salaam di war Diop maa ngi lay nuyu di nuyu soxna Rama di nuyu auditeurs rajo suñu Kër FM di leen kontaanee bu baax a baax comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di ñaanal jàmm te dugg sàkku ci ñoom yàlla mi borom jàmm yàlla nañu yàlla boole jàmm maa ngi lay nuyu bu baax a baax di war Diop. ñu ngi lay fay Elimane. ay ca muy noonu dañ koy tey xibaar yi ñaari ponk dong la bi si njëkk liñ doon waxtaanee ni ki démb mooy seerte li nga xamante ne moom mooy dund bi li ni mel nag dalal na ñëw ci micro ki nga xamante ne moom mooy Abdou Badjo nekk ki nga xamante ne moom moo représenté fii waa Ascosen muy kuréel gi nga xamante ne moom mooy xeexal ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy jëfandikoo yi li ni mel nag daal ni na joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy état bi daal di wax ne rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay diplôme yore ay bac te amuñu liggéey nañu leen jël former leen ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy contrôleur des prix wàcc si mbedd yi di contrôle yi nga xamante ne ñooy boutique yi di jaay nit ñi lu seer te teguñu ko fenn waaye tam mu wax rek képp koo xam ne rek sa koñ sa boutique bi fa ne mi ngi jaay lépp loo xamante ne lu seer la te tegu ko ci yoon amul facture amul dara kooku na nga woote ci numéro am moom dana ko yóbbu ci yoon. kon dañuy àndandoo teewlu ki nga xamante ne bii moom mooy Abdou Badjo ci micro suñu Kër FM. waxoon nañ état
du Sénégal pour que mu créer les volontaires de la consommation ay xale góor yoo xam ne dañ ko am nañ bag am nañ nangam ñu ngi taxawaalu liggéeyu ñu defuñ dara pour que ñu tasaaroo leen ci dëkk bi ñu mën a contrôler bu nguur gi bëggee prix bu ñu waxee 10 francs la na yem ci 10 francs dañ contrôler yooyu ñoo ñuy siiwee na ci dëkk bi di contrôler bitig yi parce que gis nga région bu mel ni Kaolack ñu fi nekk di contrôler bitig matul 3 personnes léegi nag askan wi ñoom lay lancer appel nañu jëlal seen bopp seen responsabilité képp koo xam ne gis nga benn bitigee bu wàññiwul prix bi nag ma woo si 77 266 42 78 parce que fii Kaolack contrôle économique rombul ñetti nit ñuy contrôler ñaata population ka région Kaolack rombuñu ko léegi nag askan wi ñan jëlal affaire bi seen bopp grossiste yaa ngi toog keroog ci réunion ba détaillant yaa ngi toog nee naa leen détaillant yi su ngeen ñàkkee ful ak ñàkk fayda ba foo grossiste yi nekk fii jaay leen loo xam ne su dul dëgg fi mu ne nii ma ne et puis gouverneur bu ñu fay dem nañu contrôle ci kan moo la jaay suukar ana facture boo jaay lu ëpp loolu yoon dal si kaw parce que amul droit di la jaay loo xam ne parce que dañ leen ñoot ñoom tam mënuñoo ne ñoom bu ñu dëggee yokkute Chine ou bien Amérique balaa ñu ne nangam rek au minute suit guddi googu sax dañ koy yokk kon nag bu ñu ne wàññi nañu wàññi pour wax ji loolu la yow depuis ñaata weer ñëpp xam nañu yokkute bi nga xam ne moo ne ci sur le marché te ñoom ñoo ko yokkal seen bopp parce que man yokk ak wàññi fan laa ko mën a accepté mooy loo xam ne décret loolu amut ñoom ñoo jël yokk lu leen neex ñi def ko kon nag wàññite am na nañu wàññi nañu am audace wàññi lu tax sénégalais am problème bu ñu ne wàññi ñu bañ ñu ne duñ wàññi ñoom depuis ñaata weer ñu ngi noot askan wi ñuy yokk bagage yi léegi ñu ne la nañu wàññi diggante boobu rek ñu commencé di andee ay problème naan sama lii moo il faut que ma jaay li ma jëndoon faut que mu jeex ak yooyu loolu lañ dul nangu mais Elimane mu ngi noonu Njawar Diop waaw problème bi jaaykat yi am ak consommateurs yi mooy par exemple bu ñu déggee ñu ne yokk nañu ñoom ci saasi dañ koy yokk bu ñu xëyee suba mais bu ñu wàññee ñoom ñu ne dañuy écouler marchandise bi ba pare doog a wàññi problème boobu la de n'est-ce pas loolu la doon leeral noonu mu tey ji bu ñu waxee tey suukar yokku na ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo jëndewoon tey saaku suukar 20 000 waaw ci saasi dañuy yokku saaku suukar 25 000 bi nga xamante ne moom moo nekk si marché bi jamono ji dëgg la loolu nag nekk loo xamante ne nit ñi rafetluñu ko su fekkee da ngaa jëndoon benn stock jeexagul yaa ngi ko jëndee woon 20 000 war koo jaayee 25 000 jaayee ko 25 000 ba mu jeex ngay joog a jaayee 30 bi nga jënd bees su fekkee 30 000 la war a jar nga jaayee ko 30 000 parce que loolu la marché bi laaj mais ñoom duñ def loolu ñoom dañuy dégg ne yokku na tal ñu àndandoo ñoom ñëpp yokk su fekkee nag kii bi dafa prix bi dafa wàññeeku fekkoon nga jëndoon lu seer ñoom duñ nangoo wàññi dañuy wax ne man li ma jëndoon dafa seer ñoom toujours ñoom dañuy gagné si kaw askan wi ñoom duñ nangoo daanu si kaw askan wi ñoom toujours seen intérêt bopp rek la ñuy demee jamono ji nag prix bi dafa nekk prix boo xamante ne du état moom moo ko yokk ñoom ñoo jékki-jékki rek yokk amul benn décret bu génn war a nekk prix yokku na su fekkoon loolu dafa am parce que ben gis naa benn boutique boo xamante ne maa ngi doon wax ak moom Njawar Diop nee na am na ku ne ko mën naa laa jaay suukar mais mënuma laa defal facture kon loo mën a jàngat ci loolu kon am na looy laxasi foofu parce que bëggul mu defal ko facture saaku suukar buy jar saaku suukar bu ngi war a jar 25 000 mu war te moom mu ngi ko jaayee 30 000 bu defal ko facture ñu ne diw moom moo ko jaay waaw loolu la ciy bañ parce que xam na ne bu defee loolu rek yoon mën na dal ci kawam dëgg la kon loolu moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne bii jamono ji askan wi ñu ngi koy dund moom nag moom Abdou Badji naan nee na képp koo xamante ne ci koñ bi yow sa boutique dafay jaay loo xamante ne méngul ak charte njaay yow dénoncé ko bul ne kii su ma ko dénoncé maanaam dootuma lebal wala dootuma jaay wala nangam dénoncé ko ndax nga sauver ñi dëkk ci koñ bi nga sauver sa bopp parce que jamono ji nit ñi li ñuy dund métti na trop Njawar Diop mu ngi noonu 42 ñaata xaaral ma jël numéro waaw mooy numéro bi rek mu joxe léegi rek wallaay ma soxna kan rek 78 voilà dégg nga waaw leer na nañ kon ñëpp nañ ko noté numéro boobu nañ ko noté ñu téye ko mais loolu ci région Kaolack la wala fépp la concerné xam nga ne ASCOSEN dafa nekk benn association boo xamante ne dafa yaatul région yëpp am na fa représentant koo xamante ne moom moo leen fa toogal dëgg la léegi diwaanu Kaolack nag Abdou Badji moom moo leen fi toogal moom bureau mu ngi nekk ci biir hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack dëgg la mooy centre hospitalisé bu mag bi nga xamante ne moom lañ duppee Baye Niass moom bureau fa la nekk li tax ñu samp foofu noonu bureau bi tamit mu ngi jëm ci li nga xamante ne contrôler ordonnance ak ticket yi nga xamante ne moom la ñu war a dagg ci hôpital ak yi ni mel yooyu yëpp ñoom dañ ciy liggéey
su fekkee da ngaa ñëw hôpital am ay jafe-jafe ñoom tamit dañuy jël kayit yi dimbale la teg la ci yoon loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey ñoom waa ASCOSEN ñoom daal ñoo fi nekkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi wax na itam ci li nga xamante ne moom mooy pièce 200 ak pièce 250 yi nga xamante ne jamono ji boo ko yóbbee si marché bi pour jënd ñoom dañ ko boutique dañ koy bañ a jël wala taximan da koy bañ a jël loolu yëpp wax na ci parce que amul benn décret bu génnee bu éliminer pièce 250 ak 200 boo ko laajee boutique yi nag dañuy wax ne pièce bi dafa effacé woo ak bindi leerul ak yi ni mel temps yi daal boo amee pièce 200 wala 250 boo ko yoree jàppale daal mën nga ko dugal sa biir armoire parce que boo ko génnee nit ñi duñ ko nangoo jël loolu daal tamit nekk na jafe-jafe ci askan wi Njawar Diop voilà ci rumeur rek lay jóge de voilà ci rumeur rek lay jóge instant yi daal voilà mu ngi noonu su fekkee te amoo ci loo ci laajaat leneen dañuy dem ci beneen tomb bi rek ñu daal di delloo antenne bi acca demal Aïcha leneen li CRD la boo xamante ne amal nañ ko niki démb Njawar Diop maanaam comité régional de développement bi nga xamante ne mu ngi soxal li nga xamante ne moom mooy waajtaayu gàmmu gi li ni mel nag gouverneur bu Kaolack moom moo ko jiite woon foofu noonu ci Kër Gan nag mu ngi nekk ci diwaanu Medina Baye xam nga gàmmu Medina Baye gàmmu international la boo xamante ne nit ñi dañuy jógee fu nekk ci àdduna bi di ñëw fi ni ci diwaanu Medina Baye di fi màggal guddi rasulillahi bi li ni mel nag moo taxoon ñu amal li nga xamante ne moom mooy CRD bi xool naka la ñuy waajtaayee gàmmu googu service yëpp ñu dajale leen waa Sénélec waa SONES waa ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu mbalit beeg yi ni mel ñoom ñëpp dajoon nañ fi ak waa service d'hygiène ñu xool naka la ñuy préparer li nga xamante ne moom mooy gàmmu gi gouverneur bu Kaolack moom moo ko jiite woon di wuyoo ci turu Aline Badara Mbeng daal dina addu ci mesures yi nga xamante ne jël nañu ko ñu teewlu ko ci micro suñu Kër FM supprimer yëpp ci besoin ci soxla jëmee ci courant moo mën a doy ba nga xam ne ni courant du coupé wala bu demoon bay coupé aussi dana am ay groupe électrogène de relais yu nga xam ne ñi du ñëpp coupure yooyu boo jógee ci courant aussi ndox wax nañ fi aussi ni ñu fexe ba ndox mi doy ndox mi gis ngeen engagement yi ñu fi jël non seulement am na ay engagement mais wax naa ko fi SONES déjà bindoon na lettre pour jox ñu ko comité d'organisation bi au moins dana am extension 1 kilomètre 500 yu nga xam ne nii ay canalisation sans compter maintenant branchements sociaux yeeg ak bu fekkee ne ndox mi sax dem na booy bëgg a manqué am na yeneen forage yu nga xam ne ñi ngi wër Kaolack danañ jël lu mat ay juróom fukki camion citerne di fa jëlee ci ndox di ko indi fii sans compter maintenant borne fontaine yi nga xam ne ñi ngi nekk ci mbedd mi sans compter bâche à eau yi nga xam ne ñi mën nañ ko utiliser pour am ndox maanaam daal bëgg nañ daal fexe ba ndox moom manqué na kenn du ko jàmbat ci gàmmu gi buñ jógee ci loolu je crois que am na yeneen aspect yu mel ni cet gi ak setal bi loolu lu am solo la setal bi am na ay canaux yu nekk fii ci biir dëkk bi wax naa léegi assainissement ne ko nañu fexe ba canaux yooyu yëpp ñu waxi leen salte ba fa nekk yëpp ñu dindi ko nga xam ne ndox mi bu ñëwee day jàll du am na aussi lu ñu wax toilette mobile yooyu aussi demandé woon nañ ci 30 mais dama ne sax 30 tuuti na ñu porté ko ci juróom-benn fukk 60 pour mën ko placer quelque part di ko mën a di évacuer wax nañ aussi ne nañu fexe ba setal dëkk bi comité d'organisation bi xale yi ndaw ñi jigéen ñi ñëpp vraiment taxaw ànd ak UCG ñu def opération boo xam ne opération setal lay doon UCG placé ay bac à ordure li ñu wax point de normalisation aussi ñu rapproché ko nga xam ne dëkk bi dana mën a set buñ ci yokkee nag désinfection moo xam ne service d'hygiène moo koy def vraiment dana mën a rey yooyeeg yu benn yooyu yëpp moo xam ne nit dana fi mën a ñëw def gàmmo te vraiment yenn difficultés yi doo ko am buñ jógee ci loolu nag am na lu am solo muy wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne presque ñu ngi doon di génn à peine ci 3e vague te ku nekk xam na lim fi jot a jur moo tax daal ñu bëgg a jël suñu matuwaay am na ko mu posé léegi question sax ci tubaab 2 millions de masques amal ko 2 millions de masques sax mën nañ ko yokk parce que du état bi rek moo koy joxe lancé naa fi appel yenn opérateurs yi yenn partenaires yi ku nga xam ne nii vraiment bëgg nga cee jàpp ñu ngi lay woo nga ñëw indi say masques indi say gel yooyu buñ ko dajalee je crois que 2 millions de masques du dara luñ mën a atteindre la mais nag yooyu buñ ko amee aussi ala kulli alin il faut que ñi takku te dafa am ay béréb yu nga xam ne duñ mën a permettre nit nag ñëw di fa dugg te takkoo masque loolu moom wax nañ ko fi mu leer parce que am na béréb yu nga xam ne rajo ba fay nekk ñi takkul masque ay risque la pour ñu wàllante fekkee feebar ci am bus mën nga ko wàll sa morom donc loolu je crois que bàyyi nañ ci xel wax nañ aussi ci wàllu sécurité routière xam ngeen ne temps yi accident yi dafa xaw a bëri dafa xaw a tàkkarnaase nañ ci yàlla musal mais nag yàlla bay sa tool donc de telle sorte que wax nañ ne il faut que ñu jéem a góorgóorlu ci loolu def sensibilisation ànd ak groupement chauffeur yi ànd ak prévention routière ànd ak rajo yi ak télé
télé yi vraiment pour def sensibilisation ànd ak force de défense de sécurité ñi nga xam ñooy surveiller yoon yi pour que nit ñi daw ndànk def attention suñu ko defee rek je crois que yàlla mën nañu musal ci lu jëmee ci accident si nag malgré tout yàlla ñëw na ak ndogalam aussi bii di hôpital régional ak yeneen structure de santé yi mettre nañ leen en état d'alerte ba nga xam ne yooyu su amee ñu mën a intervenir pour sauver le maximum et le plus rapidement possible des éventuelles victimes. jërëjëf mu ngi noonu waaw kooku doon addu doon noonu moo nekk gouverneur bu Kaolack Alioune Badara Mbengue doon wax rek ci matukaay yi nga xamante ne bii la ñu jël ci li nga xamante ne moom mooy waajtaayu gàmm gi nga xamante ne ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ak juróom-ñett wala fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre bi nga xamante ne moom lañ dëgmal muy gàmmo international bu Medina Baye. xam nga gàmmo international bu Medina Baye moom macha allah dimension internationale la. foofu sax ci Amérique foofu Maolana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bëri na fay taalibe. ak ñi nga Nigéria xamante ne ñu ngi. waaw ak Nigéria ak Niger ba Gambie. foofu yëpp gars yi dañ fay jël ay vol. di ñëw di màggali guddi rasulillahi boobu. foofu noonu ci diwaanu Medina Baye. fu mu toll tembe nag bëggoon nañ sax ren bu fekkee aéroport bu Kaolack bi nga xamante ne jamono ji mu ngi ciy sànc bu pare woon dañu koy tijji ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jógee ci yenn dëkk yi bu ñu ñëwee dañuy wàcc directement fii nii ci diwaanu Kaolack ñu bañ a wàcc aéroport bu Diass waaye nag fu mu toll ni népp noppeegul xam naa ne fii ak déwén rek day fekk aéroport boobu noppi waaye daal jàppale daal matuwaay yëpp jël nañ ko ngir waajal li nga xamante ne moom mooy Mawlud international bu Medina Baye Njawar Diop. jërëjëf lii nii moom moo gënoon a fës si xibaar fii nii ci diwaanu Kaolack ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal auditeurs yi ci teewlu bi. jërëjëf Elimane ci information boobu nga xam ne indil nga ñu ko mu jugee foofu Kaolack noonu lañ ko bëggoon di defee aussi dans les autres régions du Sénégal bu ko defee dinañ mën a xam à la minute li nga xamante ne mooy xew ci dëkk bu nekk. soxna Rama ubbee nga fi lu am njariñ ma bëgg cee yokk tuuti sama xalaat rek bala may jox ñeneen aussi bu fekkee am na luñ ci xalaat mu jëm ci mbirum manifestation yooyu nga xam ne am na ca Diass population bi génn ñoom déjà nee nañu foofu ñu dëkk ca Diass ci benn quartier boo xam ne mu ngi tudd Sakirak maanaam dañuy def extension maanaam du quartier te ñoom jàpp nañu ne même aéroport bi ci boppam da leen di étouffer donc forêt bu ndaw ba fa nekk moom la ñuy commencer di dagg ndànk-ndànk pour yokk dëkk bi di ko jox ay promoteur ñu koy gas pour ñu dagg terre yooyu jaay ko pour ñeneen am kër te xam nga loolu dafa constituer ay danger yu bari gis nga boo seetee Ndakaaru Njaay ak lépp lu jege Dakar ba région de Thiès lépp lu fa nekkoon ci espace vert ay garab daan fa sax commencé nañ ko daggate ko def ko ay kër yi ngay dégg fii yëpp ay quartier yow mësta dégg ay àll yu sew la woon maanaam ay forêt yu ndaw garab yi di fa sax nga xam ne boo doon def sax excursion mën nga fa dugg ci àll bi bu fekkee nekk ci biir àll daf lay neex daanaka loolu amago fa lépp ay kër lañ ko def te li gën a garaaw ci mbir mi mooy duñ ko assainir xam nga ku dul tukki du xam fan la dëkk neexee dëkk yi ñuy dëkk ñun ñii Amérique wala Europe wala fu mu mën a doon bala ñuy defar benn espace di ko livrer pour la construction de maison dañ koy assainir ba mu rafet même parcelle assainie bi ñu wax nii c'est pas assaini ñoom assainissement bi ñuy wax mooy dindi garab yi rek jaax fa ay tali ban mu xonk cur kër goo fa tabax poussière bi dugg sa biir kër nit ñi dañuy mujjee jël am ay feebar ay maladies respiratoires parce que duñ ko aménager amul fosse amul évacuation d'eau dañuy dindi garab yi rek def ay tali ban mu carré wala mu rectangle daal di bàyyi noonu boo ñëwee ñu ne la sa terrain baa ngi nii borne yaa ngi nii fii la sa terrain yam nga ñëw tabax gas fosse yàq nappe phréatique bi kenn mënatul gas teen Sénégal te doo naan loo ay substance yoo xam ne ci saw lay jóge bu dégradé woo ba pare dama fàtte tur bi rek moo tax sax waxuma ko kenn mënatul naan ndox mu nekk ndox moo xam ne ndox mu sell la te ndox mi daan jóge ci suuf ndox mu sell la daan doon suuf si da ko daan filtrer naturellement
soo ko jotee nag am na ñoo xam ne dañ doon wax ne ndoxu teen dafa neex. waaw mais léegi ndoxu teen boo ko naanee dafa am lu muy saf. ndax saw yi ak toilette yi nga xam ne moom la ñuy def ci fosse perdue yi ñuy dem. oh là là. suuf si day filtrer mais malheureusement day dugg ci nappe phréatique bi. di daw nag ay kilomètres nag di dugg ci teenu jàmbur yi. ku ko naan xala buñ ko naanee ne ah lii de du ndox mu neex te fekk ndox mi daan jóge ci suuf ndox mu neex la woon. Parcelles Assainies amul loolu ñëpp ay fosse perdue la ñu gas. imaginez foo xam ne plus de 3 millions de personnes presque ñoo fa dëkk. des millions de personnes dëkk fa. ñëpp di def seen saw ak seen ginnaaw këru ndox yi yëpp di dem ci biir suuf si. foofu est-ce que wóor na gas teen. ko def waaru de. foofu boo moytul boo doxee boo demee 25 kilomètres sax boo gasee teen doo am ndox mu neex moo tax kenn amatul ndox mu neex. kenn amatu ko. léegi nag noonu la ñuy def dem léegi lépp dañ ko bëgg a boole ci Dakar ba ñu defee aéroport bi ba léegi Dakar dafa mel ni dafa am Dakar extension jëm biir Thiès man xaw ma ndax danañu ko fekkee wala déet mais gis nga àllub kaañ googu dañ koy terrasser. dañ koy terrasser xoolal tey boo demee New York Central Park dañoo def ci diggu ville bi ñu bàyyi fa benn genre forêt. wallaay gis naa ko nit ñi di fa doxantu. soo ko jëloon vue d'en haut da ngay jommi biir New York fi étage yi gën a bare. dëkk bi gën a rëy ci lumière. boo ko tiimee ci kaw gis benn forêt bu rectangulaire bu mag ci diggu dëkk bi xale yi di fay foowee ngay mën a am sax oxygène bu baax. di ko noyyi ak fooy noppalikoo. waaw fooy noppalikoo nit ñi dafay dawal ay vélo nit ñi dafay def ay daje. ñii di barbecue mais ñun mënuñu am loolu. dañuy dagg lépp rek espace vert biir Ndakaaru Njaay nag espace vert amatu fa parc Hann rek moo fa descente te gis nga parc Hann ni ñu ko def dañoo dagg kër yi ba dugg ci biir parc bi. ngoog gaynde bu rëccee du baax. ñi nekkoon ci gaynde rëccee ñu waaru de. ñi nekkoon ñi ñooy wax Hann Maristes sax dañoo dem ba dugg ci biir parc bi. sës parc bi fépp fu am terrain ñu dagg garab yi jaay ko. les nouvelles autorités ku ñu fal rek nga am doole ci réew mi rek nga ne man Dakar laa bëgg a dëkk lijjanti parc Hann wala feneen ba espace amatu fi même gis nga VDN bi fu mu jaar àll la woon. wala VDN bi rek. àll la woon foofu lañ doon woowee àllu Kanda ñun bi ñu nekkee ay gone dañ fa daan dem. ci sës ci aéroport bi àll la woon moom rafet na. àll boo duggee biir foire rek gis nga foire dañ koo jël ba sës ko ba dugg ci biir foire bi. àll amatul Dakar àll amatu fi te léegi nag autorité yi xam nga ñun moo tax gis nga ku xamul affaire environnement xamuloo ne dëkk ak ñeneen xeetu mbindeef yi yàlla créé dafa am lu mu lay jox parce que ay échange la ñun am na ñu leen di jox ñoom am nañ lu ñu ñuy jox ñun nag xamuñu loolu nañu wut fu ñu dëkk rek di dindi forêt bi rek di dem léegi nag ñii di manifester wu ñoo xam ndax ñu ngi ci yoon wala newu ci ñoom loolu la ñuy xeex te bu ñu paree foofu àllu jas bi forêt classé bu jas bi la ñuy commencé di dugg ndànk-ndànk rek ba dugg biir àllub kaañ dem ba biir Thiès dina dem ba nga xam ne Thiès sax boo matul dootu amati terrain ndax tool yi wàññeeku nañu léegi politiciens rek ñooy jënd ay tool te seen tool yi ñuy jënd noppalukaay la ñoom ñu am fu ñuy doxantoo waaw ak fu ñuy noppalu ko ak seen famille ñun dafa mel ni dafa mel ni daal ñun lu baax quoi waruñu ko am quoi mais li moo tax ñun gars yi bu ñu demee bitim réew dootuñu bëgg ti ñëw moo tax ñoom bitim réew la ñuy vacances oo déedéet amatuñu fu ñuy épanouir suñu bopp te aka neex nga jekki-jekki dugg ci benn àll di doxantu dafa neex pique-nique ak sa famille waaw dafa neex ñun nag bëgguñu lu neex quoi bëgguñu lu neex loolu dañ ñu jiite la rek. loolu benn la mais li Elimane wax aussi dama ciy tànn quelque rek yoo xam ne dama ciy waxtaan. muy mbirum wàññi beeg yokk bi. gis nga le Sénégalais il est malade. et il faut le soigner. man nag ki ñu war a faj moom laa gisagul yaayam ëmb. ki ñu war a faj yaayam ëmbagul. boo demee sax juddoogul yaayam juddoogul.
boo demee yaayam juddoogul parce que ñun dañoo manque de civilisation civilisé moom la ñu deful parce que civilisé du sangu ba set toilette di prononcer civilisé mooy da ngay fexe ba sóoraale ëllëg yaa dañu mel ni ñun duñu am ay doom duñu dimbalante maanaam ñun dañoo war a dimbalante ñu am ay richesse ñëpp riche comme ñi nekk bitim réew ni ñuy liggéeyee kenn faalewul sa morom da nga am sa oto fi nga ko lebee mën naa dem lebi feneen may dawal oto bu ñu concurrencé na ku nekk dund sa dund ñun dañuy yokkal suñu bopp dañuy appauvrir suñu bopp quoi ku nekk di appauvrir sa morom. nga la soxal rek. ku ci nekk loolu ngay def xam nga soxna Raw li tax ma lay wax loolu. damay def benn digression tuuti rek duggal wax la tuuti ci benn affaire gis nga sëyu sénégalais. gis nga dafa metti xam nga lu tax mu metti ku ci nekk da ngay fexe ba sa morom dootul yorati alal jëkkër ak jabar nag laa lay wax de. waaw. famille bi ci biti tamit dañuy fexe ba ñoom couple bi marié bu ñu amati dara. jërëjëf. nañu ñàkk xam nga lu tax ma wax la loolu. xam naa mais da ngay takk sa jabar yow sa jabar ay mbokkam ñëpp lay ñaan ku ci am soxla ñëw song couple bi di la ñaan. ñëpp. yaa ngi dégg des fois benn salaire lay doon benn salaire. ku jigéen ki du liggéey wala bu dee ñaar ñuy liggéey la ñaari salaire la. mbokk ku jigéen ki topp ku góor ki rek di ko harceler ñaan nijaay umpaañ xarit maam cousine ordonnance ngénte tabaski 41 décembre lépp rek yaa ngi dégg njabootu ku góor ki tamit song ku jigéen ki di ko harceler yeelu maam yeelu nijaay yeelu umpaañ yeelu cousine lépp rek ndey bay baay te ku góor ki jox ko sax ku jigéen ki quoi gis nga à la fin manque d'argent boobu day indi frustration ci couple bi te moom ñemewul bañ ñemewul nijaay bi ñaan ko nijaayu jabaram ñaan ko te du ko may su ñemewu ko bu ko defee day dem ba nga xam ne day étouffé dañuy étouffé amour bi dee mu jéppi jabaram ndax ñaan gu metti ñu commencé di ciipatu wante ku jigéen ki naan ku góor ki dafa nay ku góor ki naan kii est-ce que nekkul alal rek la ma toppee nga gis nag léegi amour bi dee loolu la ñoo yàq sa yi yaa ngi dégg la même chose la ñuy jaaykat yi di def gars yi jaaykat yi loolu la ñuy def suñu yokkee yow tu es content yokk ko à la seconde bu ñee la wàññi la nga ne damay écouler marchandise bi ba pare quoi man dama ragal ne gars yi sóoraale wuñu yàlla quoi moo tax gis nga li ñu dal Sénégal des fois du sunu autorité yi ñun lu bon li ñuy def parce que yàlla li mu wax du puus boo sàccee alal joxe ko addiyee tamit doo ci jële tus kenn waxul ne yàlla waxul fenn ne sàccal génne asaka waxul fenn ne sàccal saraxe waxul fenn ne sàccal génne addiya loo ñaq ba moom ko denc ko jariñu maanaam faj say soxla ba pare nga denc ko mu mat at ñu ne la génneel nangam joxe waaye di sàcc joxe asaka loolu yàq nga ko ñu ne la léegi yow génneel 25 pour 1000 joxe 1000 francs boo am nga génn ci 25 waaw léegi ñun bu ñu demee ba nga xamante ne muy 2,5% du noonu la léegi ñun nag li ñuy def mooy dañuy sàccante suñu biir bu ko defee ñun ñuy am ay problème di pauvre nit ñi di continuer di pauvre ngay yokk ba pare yow li ngay am du la jariñ dara gis nga alal lan xam nga alal lan lay jariñ tukki rek tukki non je te le jure man fréquenté naa ñoo xamante ne ñoo ëpp samay maam alal boo dajale woon seen fortune yëpp ñoo leen ëpp mais li ñuy lekk laay lekk alal da nga ci mën a lekk lu kenn lekkul li Barack Obama di lekk ngay lekk lenn rek moo ñuy wuute ne mooy fu muy dugg nga dul dugg booy tukki avion bi ngay jënd dafa cher nga dem wut nag classe yu baax sooy dem vacances loolu la alal di jariñ alal te ñun ñi koy sàcc demuñu fenn Sénégal rek la ñu nekk ngay am ay bàkkaar di sàcc di sonal nit ñi te yow doo ci dem fenn lu dul ceebu jën nga ciy def boo xam ne jën moo ciy nekk ak carotte ak supome jeex na taak
lekk ci ay ganaar ak diwlin bi boo liggéey hypertension daaneel la wala AVC loolu rek nga ciy lekk dafa jar bàkkaar loo xam ne day dugg sa biir après génn ci biti loolu dafa jar bàkkaar jaru ko man j'aurais compris sax li sunu politicien def di sàcc ay milliards yóbbu seen doom ñu jàngi école dem di tukki sax ñooñu xam nga ay naakal blindé yu commencé tukki lañu bëgg a découvrir le monde tout d'un coup ah loolu sax j'aurais compris mais ñun sunu biir ñoo supporté wontewul soo yoree business di jaay sénégalais da lay ñëw day xam ne am na njëg de jënd de mu ñëw lepp la pour nga gaaw a daanu bañ la fay di la dawloo bañ laa lebal mais boo leen lebal boo leen lebalulee ñu def la ennemi nga sa yoon waaw nañ la def ennemi nga ni tànk ama yow France nga nekk da ngay wax sa yoon mais sénégalais bëggul ko mere sénégalais bëggul ko mere waa ji de man mi sénégalais la xam laa de waaye am na yoo xam boo ma ko bëggee teg man ni lànk sénégalais bëggul ko mere bëggul ko mere nañu toog bu ko defee mu ne xaaral ma def rek te yàlla tax te ñoom leer na leen ne ki ñuy lebal du leen fay wala dina leen dawal 2 ans imagine nga une petite somme de 100 000 francs nit di la ko dawloo at yow fan ngay jëlee bénéfice nit ñoo dimbalantewul ñun ñoo war a consommer sénégalais dimbalante marchandise bi di écouler ñuy jënd di fay te loolu boo ko dee def jaamu yàlla la commerce jaamu yàlla mu ngi ci ki ngay jënd kii jënd nga bañ koo nax waaye yow it ki ngay jaay nga bañ koo nax ku ci nekk gis ci sa compte affaire bi di rouler di dem yàlla di ci def barke ñuy avancer mais ñun duñu def loolu dañu iñaanante ku génn télé ñu def ko ennemi ku wax micro ñu def ko ennemi ku toilette ñu def ko ennemi ku yore business di jaay di tukki di ñëw ñu def ko ennemi seet naka lañ koy daanelee kon rek te dañuy ñëw ngay jaay la ñu ñëw ubbi ko sa wet di ko jaay sa kanam ci sa kanam pour yàqal dafa triste quoi des fois da nga koy dégg tu vois la solution là-bas mais nit ñi mënuñoo toll ci niveau boobu pour comprendre ko doy na waale à la fin doo mën a xam am sa cantine di fay ñu ñëw lal ci sa kanam di jaay la même chose di ngay jaay gën koo yombal loolu c'est du jamais vu aussi yaa ngi wax policiers yi nga xam ne ñoom la ñu yónnee foofu ñuy dóor manifestants yi mais policiers yi ñoom loolu ak militaires yi loolu la ñuy jëriñaa bu ñu demee ba nga xam ne policiers yi mënatul dara ci situation bi ñu woo militaires yi te soxna Rama policiers yow dóore rek man damaa jaaxal lii dafa xew wees wala xew wala nu mu demee nii rek dama yàgg a wax ci rajo bi ne gis nga Sénégal buñ ko bëggee defar gis nga ci sunu militaires yi war nañ mën nañ ko cee tàmbalee mu watal naa la ci yàlla ñoom ñooy garantir sunu sécurité mais Sénégal instant bi nii amul problème de maanaam d'agression étrangère sunu militaires yooyu di taxaw ci buntu camp yi di wër camp yi di garder camp yi wala di tëdd di nelaw ñu leen di dawloo ay quelques kilomètres par jour ñu ñëw tëdd lekk sunu lekk tëdd nelaw ñooñu mënoon nañ leen liggéeyloo ci réew mi bien sûr mënoon nañ ko gis nga canalisation yu bouché yi nga xam ne day nekk ay Rufisque wala gas ay canalisation militaires yi mën nañ ko bu fekkee ne amuñu lu ñuy liggéey on n'est pas en temps de guerre defuñu dara mais seen doole yu bëri yooyu mais mën nañ leen di jël xaalis di leen liggéeyloo di leen fay armée bi liggéeyloo leen bu fekkee ne day inondé nañu commencé Parcelles Assainies wala fa nga xam ne rek mooy inondé ñu commencé ak ingénieurs yi ñu am commencé gas ay canalisation parce que defuñu dara lu dul nelaw ak policiers yi nga xam ne ñooy nekk ci commissaires yi di nelaw defuñu dara yor ay deq policier warut un homme de loi warul am deq soxna Rama commissaire yi di nelaw loolu am na waaw amuñ mais policier warul am deq wala ñu nekk ci tali bi ñu leen di jox ay 1000 francs ak ay 5000 mais nañu leen dajale ay militaires lañu dañ leen di fay salaire bu ñu liggéey ak bu ñu liggéeyul bu ñu toogee ci bureau yi di nelaw dañ leen di fay suñu nekkee ci tali bi dañ leen di fay ba pare ñuy fayaat seen bopp mais nañ leen nañu leen dajale liggéeyloo leen soxna Rama gis nga bu ñu jëloon militaires yi ñuy gas canalisation yi wala gérer salubrité réew mi mun naa la waatal ci yàlla dinañu commencé kon di arrêté képp koo xam ne da nga sànni ci biti da nga sànni salte ci biti wala buñ ko ñamoon sax ko di nga gis ko xam ne ñëpp mais loolu policier boo ko defloo bu ëllëgee mu xam ne mbalit moo sànni ci biti moom moo ko nar a raxasaat wala moo ko nar a for képp ku ñu jàpp ci biti nga sànni danañ la jox contravention voilà
mais loolu yomb na naa ko bàyyi colol bi ci mbedd mi colol bi ku waxal colol ci colol mbedd bi mi ñu téye la kon mais dañ loolu koy yëpp bàyyi duñ ko def mais dañuy duñ yore ko ay def caserne yu dul jeex militaire kan lañ koy génne mbirum manifestation mars yi ñu ñëw génne militaire yi ñëw sauver pouvoir bi daanaka sauver wuñu ko sax sëñ bi bu waxul woon kenn waxatu ko tey sëñ Muntaxa mii moo sauver nguuru Macky Sall gi moo ko sauver de bu ci waxul woon moom kenn waxatu ko képp ku doon wax ci rajo naan Macky Sall moo ko yor da nga taxaw ñu filmer la nga weddi ne saaga nday Macky Sall ne yoru ko sëñ bee leen sauver non je te le jure am na ci ñoo xam ne am na ñu jël avion ba dawal waaw bàyyi seen bagage yëpp ci réew mi daw ànd ak seen njaboot ñiy traversé frontière yi dem Dubaï loolu dafa rusu sax ma ne yow Dubaï rek nga wax gars yi dem ay Mauritanie ñi dem Guinée Mali gii di cooki sax am na ñu fa dem waaw sëñ Muntaxa moo leen sauver militaires yi jël seeni ay oto ak seen char de combat di dawal jëm biir Dakaaru Njaay téyewul kenn léegi nag bu fekkee ne dañ leen a bëgg a téye rek pour protéger des voleurs ak des agresseurs ak des truands ak des menteurs des mythomanes bu fekkee ne la république loolu lay jariñ kay moom mbir mi doy na waar mais militaire du yor deq militaire du yor deq de moom baaxul de nañu leen liggéey loo ndax ñoom bu ñuy créer camp ca àll ba fi ñu war a guerre gis nga militaire yi boo seetee ne documentaire yi le militaire nag le vrai militaire boo ko sànnee ci àll sax mën na fa defar camp dañuy gas seeni néeg dagg ci bant yi mbaar ba defar ay néeg yu nu mën a nelawee mais ñooñu bu ñu génne woon décret ah ne leen on est pas en guerre mais mën nañu liggéey réew mi frontière u Sénégal sax mën nañ ko tracer def ko ay mur ba ñu xam kan mooy dugg suñu réew yi def ay porte d'entrée ni ko waa Suisse di defee ak waa Italie doo ñëw rek jaar fu la neex dugg ci biir dañ fay def bunt ñu ne bunt bii nga ñuy jaaree dañ lay contrôler feneen foo jaar ñeme nañ la tirer fital parce que agression la yooyu ñoom mais ñu nag dañoo yore ay militaires yoo xamante ne man mii sax maa leen dàq daw koo ci dawloon 1000 kilomètres mu daanu te loolu du yoon dañ leen di fay sunu xaalis nag waaw réew mi faaw ñu fentaat ko léegi nag fi ñu war a commencé comme que xamuñu ko nañu tàmbalee ci militaires yi man de ñooñu laa xam ne koo ciy liggéeyloo gis nga seen camp yi boo jaaree am na benn jour dama mosoon dem Caaroy ma juum rek ci côté marché bi rek ma bët te boobu amul ay grillage la kii rek dañu fa def de ay grillage weñ yooyu quoi ma gis benn boo xam ne xaw na wàcce rek ma dugg foofu rek maire yi yuuxu ma ne ma génnal dañ lay jàpp xam nga lu te buñ la jàppee dañ lay toroxal li ma lay wax c'était dans les années 90 boobu xale la ah ñu yuuxu ma ne ma dawal mais militaires yi li tax ñoom ñuy jàpp koo xam ne day bëtt seen frontière militaire yooyu bu ñu defoon la même chose ci nu réew mi kuy dugg ci réew mi dinañ xam kan la ñun ñoo bëggagul réew mi maanaam ñiy jiite réew mi ñoo amagul intérêt man li ma bëggoon gis mooy ci constitution bi buñ ci yokk rek naan ay exclusivement de nationalité sénégalaise sa koppar ci réew mi lay des gars yi li ñuy sàcc buñ ko defoon ci réew mi dinañ am banque centrale buñ ko bàyyi woon ci réew mi rek dinañ am ay banque sénégalaise yoo xamante ne état bi moo koy moom wala ay sénégalais dinañ mën a ubbi banque di dencal nit ñi seen xaalis mën nañ ko mais militaire yeeg chefu militaire yeeg chefu gendarmerie yeeg avocat yu mag yeeg président yeeg ministère yëpp seen alal mu ngi bitim réew te alal boobu xam nga lan moo gën a graaw ci alal yooyu mooy boo ko joxee banque yi dañ koy jël xam nga alal ci banque lan la mel soxna Rama waaw nan la mel danga may non business la soo jigoon tey yow Sidi Bouye jox ma 100 euros Amadou Diop jox ma 100 euros keneen jox ma 100 euros ma dajale ko mais mun naa lebal ay nit teg ci intérêt noonu la banque di doxale su dajalee 100 euros nangami nit ba mu mat 1000 euros kii ñëw ne man de 200 euros laa yore mu jox la 200 euros ne tegal la ci intérêt keneen ne 100 euros mu jox ko 100 euros tegal ci intérêt bu weer bi deewee yow sa 1000 euros yi nga ma joxoon mën naa nekk sax 3000 euros noonu la banque di liggéey moo tax benn dërëm bu fanaan ci banque rek banque defal na ci ñeenti dërëm
yow nag léegi nga ne da nga yore réew bëgg réew mi économiquement mu taxaw chaque jour ngay liggéey ne ci da nga bëgg a yokk sa économie te yow alal bi nga moom ñëpp bi gaay di fayeeku ak bi gaay di sàcc yow yaa ngi koy dénk yeneen i banque ñoom ñi ciy lebal ñeneen di ci liggéey seen i dëkk ak ajariñi ñun ñu toog waa léegi loolu ku muus dina ko du ko xalaat ku muus bëgg réew mi kooku loolu dina ko def déedéet waaye c'est parce que ay sàcckat lañu sàcckat du wóolu fi mu koy sàccee moo tax faaw mu daw faaw mu génn réew mi ñun ñoo bañ réew mi ñun ñi ñuy fal ñooy sàcckat yu mag yi am na ci ñoo xamante ne sax dañuy am ay jabar bitim réew pour mën faa di denc seen alal waaw man am na ñu ma ci jabar ji nga Dakar takk suuf quoi am na ñu ma ci boole ñeema man damaa bëgg maanaam jabar joo xamante ne Amérique la nekk mais day am këyit pour am këyit dañ koy defee billaahi wallahi taalaay soxna Rama day am këyitu Amérique bëgguma ko ñàkk këyit day am këyit te moom sëyul pour am ay doom mais loolu lan lay doye loolu kay li mu lay wax kay mooy wutal ma koo xamante ne dinaa mën a dugg foofu rek di nëbb sama alal wala may bànneexu rek waaw damay dem vacances rek boo demee vacances ko ndaw see lay yore nag parce que ku yore këyit da ngay xam ne day am na bien ndaw si mooy yor ku ci kër ki waaw mais loolu lay tekki di waaye nga xam ne moindre coût parce que jigéenu Sénégal nag dafa seer de boo bëggee dégg dëgg nag soxna Rama man jigéenu sénégalaise laa gën a ragal ci àdduna yàlla xam na ko dañoo seer moo ci jigéen ñi nga xam dañuy wékk lépp ci góor gi rek waaw fii ci bopp ko ñu fii bu ma génnoon léegi damay génn léegi maquillé wu toilette rouge à lèvres rek gëli commencé mu piis nga ni ma waaw dama sénégalaise da ngay ñëw takk ba pare ah soxna si du ko xam du ko xam da leen di booleeg soxna si de moom amatuñu fa place moom du ko xam bu ko defee da ngay takk sénégalaise yor nijaay ak njaboot yi ñëpp di la agressé xam nga loolu dafa metti doy na waa de loolu dafa metti li fa nag gars yi nag ngi seet naka la ñuy yombalantee nag parce que ku ci nekkul bu ci kaw rek yaa ngi ci bu ci suuf billahi waaw loolu de sama professeur philo dafa ne golo boo ko fekkee ci taatu garab day bëgg a yéeg wala muy doog a wàcc waaw dégg naa dëgg ay nit lañu nan ko yombalante soo ko joxul kii rek jox ko kaa nañ ko yombalante dund jaamu yàlla daa nga na day de ñun ñoo sonal suñu bopp soxna Rama ñoo sonal suñu bopp lépp a metti te loolu li ko waral li ci ëpp mooy pression yi suñu mbokk yi dañuy teg ak mënoon a neex te yomb waay man xanaa ma yem foofu rek mënoon naa def émission bi ba mu jeex du ma ci wax du ma noppi waaw kooku faaleen bi la sëñ Abdou Khader Fall la ay si ngeen laal yëpp dafa garaaw ata yegaleel dégg naa benn affaire bu ndaw boo leen brosé te man amoon naa si ay quelques informations waaw demal mooy ban mooy ci pièce 250 yooyu ñuy wax gars yi bañ a jël waaw man information bi ma si amoon ça fait plus de 4 ans wala 5 ans ci ginnaaw ndeysaan ki ma ko waxoon moom it dafa ne moom sax carrément moom da see yéex a dugg moom bu mu sa duggee sax après moom ci faux billet lañ ko jàppee tëj ko 2 ans ñu bàyyi ko mu génn mi ngi fii Europe may wax ak yow fu ñu ko jàppee woon Europe lañ ko jàppee woon daf na ma woon carrément temps Ablaye Wade yi temps yooyu ñoom Ablaye Balde ak ñooñu ñëpp ay conteneurs billet yooyu lañ doon tëggulu Chine la doon jógee ay conteneurs 250 200 xaalis bu kon boobu moo baaxatul faux pièce la quoi faux pièce la ay conteneurs lañ si doon dugal Sénégal temps Ablaye Wade xam nga bii temps ay buggaa gëne ay billets la ñuy defar waaw temps Ablaye Wade ay conteneurs yi pièces yu bon yu jugee Chine lañ doon dugal léegi nag dinañ ñàkk yelwaani de pièces yooyu nag ñoo dem bay effacé wu xam nga ne pièce bu original lu day dem dëgg la dawal ko
dawal ko oto yi defuñu dawal ko yi defuñu pièce bu baaxul da nga koy xam. li tax nangu ñoo ko jël daa bëri pièce yu yàq yoo xam ne te yooya la woon. xam nga ni ñoom indi nañu nit ñi problème de. problème boobu nag moo fi dugg xam nga demoon na ba bëggoon a dindi pièce 500 yi ci marché bi. ndax dafa bëri woon ay fal. c'était ça le problème. ay conteneur lañ dugal ci ay Afrique ci jamono yooyu ay conteneur pièces yu baaxul ndax vieux pièces yi dafa neex a xàmme mais boo jëlee ay pièces 250 nga defar ci yu bëri day neex a jaay kooku day neex boobu day dox. waaw day neex a écoulé. waaw day neex a écoulé. te doo contrôler mais ko tamit doo jaaxle woo si leen écoulé bi ma ko waxee ça fait plus de 4 ans wala 5 ans ci ginnaaw avant Abdoulaye nguur gi daanoo la ne ma carrément man kay bi affaire bi amee yëgul naa ko xamoon naa ko mënoon naa see dugg mais dugguma si ma ne ko boo si duggoon it buñ la jàppee par yàlla moom it mu dem ba jamono Macky Sall ne day si jéem a dugg comme que xamoon na marché bi fi muy duggee dugg ci xam nga jamono ji moom ay faux billets la woon. waaw mu dugg si moom groupe bi mu amal ay groupe ay mbàkke ci nekkoon ci li mu wax moom dañ koo saraxe moom mu tëdd ñaari at ñu bàyyi ko mu ñëwaat fii. xam nga mooy li ma lay wax rek. Sénégal la fa nekk kenn mënu koo wax. la ilaha illallah muhammadu rasul. dañuy dem ba nekk ñun ay waxkat yoo xam ne dañuy mel ne lu ñuy wax ay wax la rek. dëgg la loolu rek loolu mooy problème bi am ci problème bi yi gars yi lu ci dugal lu tëgg ci problème bi 200 bi yi yàq bëri gars yi jofuñu nguur gi xam na ko ñoom ñëpp xam nañ ko dañ koo bëgg sax la même ñoo yem kon wax naa leen Ablaye Wade ak Macky Sall benn la wax ci rek a fi nekk yéen da ngeen nekk ci négocier rek waaw ñoo la gën a xam li xew xam nga lu ma jaaxal waaw soxna Rama. bàyyi ma yeggale mais non yeggaleel waaye yeggaleel. waaw léegi imaginel xaalis boobu léegi moo commencé yàqu. gars yi gis ne xaalis bi du xaalis baax xaalis kay gars yi li ñuy bañ xam nañ ko de. li ñuy bañ loolu gën a xam. boo ñu de xam na li ñuy bañ. yàlla xam nga xaalis bu ndaw bi boo ko joxee nit par exemple nit boo ñëwee jox ko 10 000 somme bu ngand la donc il faut mu vérifier ndax baax na mais boo joxee kenn ay 250 pièce bu ndaw la da nga naan garaawul yooyu jarul ngay vérifier xam naa loolu moo tax ñu jaaree ko foofu c'est bien calculé. xam nga man Jawar lu ma jaaxal. boo yónnee Sénégal tey xaalis nii. waaw loolu dama ko xalaat. ñu war ko fay disons ñu war ko fay 65 790 wala yu mel noonu. waaw est-ce que xam nga ñoom duñ la jox 90 yi. non duñ la ko jox dañ koy téye waaw loolu boo ko defee ñaata on va dire. 100 personnes rek boo ko defee 100 personnes rek am nga xaalis. waaw man loolu daf ma jaaxal dañ la naan ñun yoruñu dañ la koy wax comme ça dañ ciy teg seen i droit aw ma kii bi ci topp de 25 francs yi wala aw ma 50 yi ci topp de nga bàyyee leen ko imaginer la journée ñu def ko weer bu jot ñu def ko loolu boo ko defee de côté yow rek yow en tant que caissière rek yow loolu lan la lay dik loolu laa lay wax ne la sàcc la mooy sàcc bi ñu institutionnalisé même buñ la yorelee benn xam nga même duñ la yorelee benn centime sax nga nekk daan bàyyi c'est pas la peine dañuy dem wër ko ba gis na ko ni la ko tàpp sa kanam. wallaay soxna Rama. loolu day dugg ci saaru alxuraan bi yàlla di wax nit ñi dee leen peese muy mat. jërëjëf yàlla li mu ñu tere xoolal yàlla wàccul de circonstance yi mooy changer rek mais xoolal base bi li yàlla di tere la. loolu ci loolu dugg boo demee ma ngi ci alxuraan. mooy waylun lil mutaffifina alladina iza ktaalu ala nnaasi yastawfuuna. déglul imam mu ngoog. wax loolu kaaluhum wa wazanuhum yuxsiruuna alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun. allahu akbar. sadaqallahu al-aziim yàllaa ko wax. du jaas. léegi nag li mu dig dóor yi mu dig kooku di peese. Seexu Buya moom laay ñëw jox kàddu gi sax. borom kii woto yi.
ñoom it duñu delloo ay juróomi dërëm. dóor non mais c'est que duñu delloo de amul wecc tan wax ngay maajat ma ne ko maa ngi jéggalu sax ma ne maa ngi jéggalu sax nu mu leen këfee. ni nga duggee baax na parce que man xaw ma saar bi waaye xam naa ne mu ngi ci biir ndax dama koy liir. maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax ziar nañ la. oui donc di la nuyu soxna Ram ak sëñ Njawar ak sëñ Ahmadou ak sëñ Abdou Khadir. waaw ñu ngi lay fay. oui bon parce que déglu naa leen si yoon bi parce que si rajo bi laa leen doon déglu. waaw yow li nga fi wax tey doy na waar. mais bon c'est vrai parce que affaire faux billet moom. malheureusement sax des fois ñuy subir conséquences yi sax du ñoom ñooy cerveau yi. tu vois ñoom ñooy nekk second côté yi wala yu demee noonu wala sax un commerçant sax boo xam ne dañ ko jox moom mu dem di wecceek fenn ñu téye ko fa. fitnaal ko téye ko waaw. loolu gën a téye des fois loolu mooy am. et puis day loo xam ne lu naqaree jëlee foofu la parce que gars yi suñuy écouler seen faux billets yi duñ ko def Dakar dañuy dem si région bi. dañuy dem lu mel ni ay côté Tamba ay côté Fouta dajeeg benn pauvre commerçant boo xam ne saa yi mooy loolu tu vois. dina toog journée du jaay 1000 francs kooku soo ko yëkkatee 10 000 francs jox ko wala 5000 jënd si moom lu tel noonu day wër marché bi da wuti weccit. mu dajeeg keneen ko xamul et puis tu vois. suñu waxee mu ne diw moo ma ko jox. tu vois yow ki la ko joxoon doo ko xam. dem na bu yàgg ñu jàpp la. loolu mët naa xalaat nag lu jar a xalaat la. non c'est que moom xam nga le mal quand même neexul ba neex le mal est profond au Sénégal quand même. man sëñ Jawar man dama ne woon sa léegi man franchement damay décider léegi di déglu rek bañ a wax parce que saa yu bëggee wax ci parle avec passion mooy que li nekk Sénégal ku mu jaaxalul wala ku mu tiitalul yow peut-être xëy na da ngay am benn lecture bi rek ci Sénégal mais Sénégal actuellement ça fait peur. ci côté yëpp parce que man actuellement ce que je n'arrive pas à comprendre lu bon la c'est valable pour tout le monde. wante tey Sénégal lu bon daa am fu ñu koy féetale ak fu ñu ko dul féetale. voilà su cas bi defee lu bon dinañ ko ŋàññi dinañ ko kii. mais beneen cas bi su defee lu bon ñu koy jéem a wutal ay lay. di ko jéem a rafetal. wallaay. te puis loolu c'est pas bien parce que loolu mooy lan mooy rek principe na fi jógee. su fi jógee te ñeneen ñi fi ñëwoon fekk ñoom am na ay séquelles yi ñu doon traîner am na ay casseroles yi ñu doon traîner léegi nag yooyu tam ñun tam ñu nekkaan éternel commencement dañu war a yërëm Sénégalais yi xam ni dañu sonn ci éternel recommencement bi parce que gis nga dëkk bi dafa war a dëju nit ñi décoller mu dem parce que mënuñu léegi am nañ ay stade international am nañ ay terrain basket international am nañ aéroport international léegi la moo des mooy njub nag ci service yëpp. for yi nag dañuy sàcc rek. mais nag parce que léegi nag su fekkee ne rek daa am ñoo xam ne ñoom xam nañ ni dëkk bi soxlawul ngay ci yow na nga comprendre système bi rek loo bëgg ñu defal la parce que benn affaire njawar am na. man tey su ma bëggoon am financement xaw ma si ay kii damay am problème dinañ laaj ay kayit ba laaj la sa kayitu maam est-ce que tu comprends mais léegi xoolal tey ce que disent activistes ñoo xam ne dañuy taxaw chaque jour ñuy wax di yuuxu ñoom ñëpp dañ leen di financer financement yi di am yi gars yi mais financer wuñu leen parce que dañ leen bëgg a kii mais dañ leen di financer pour fermer leur gueule te ñoom tam ñu nekk complice ci loolu. parce que pour man. ñoo xam ne tey dañuy jóg na dañuy xeexal askan wi su fekkee ni tey état bi dafa taxawal ay structures yoo xam ne dañuy jàppale jeunes yi di leen financer ñoom suñu leen financer c'est ñoom ñoo waroon njëkk a wax nit ñi ne leen fii nga jaar pour ñu mën la financer mais doo si de kenn su ñoom wax saa yu nit ñi yéegee ni que ñoom dañu leen financer rek parce que ñi nekk si nguur gi ñoo dem ba sonn ñoom si seen déballage yi ñu wax ko nag gars yi di commencer di justifier loolu nag c'est pas normal parce que nag gis nga ay nit dañu waxante dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne unsur axaaka zalimu aw mazlum mooy dimbali sa mbokk bi ñu tooñ ak bu tooñ ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ dimbali suñu mbokk bi ñu tooñ wante ku tooñ nan lañ koy dimbali ngeen ne ko yaa tooñ parce que mënuñu tey sax tey jeunes yi ñoo ëpp tey ci Sénégal bi mënuñu tey ñi nga xam ne ce qui réclame des leaders tey ay nit di def lu dul yoon ñoom ñu taxaw di leen ngembul di leen défendre
di wax naan ay complot ay kii loolu nit ñi dañuy jàpp ne lii mooy dëgg te du dëgg nañ waxante dëgg. wallaay nañ def profil bas nit ki su tooñee wala juum na def profil bas moo gën. ñu jéem a xool tamit bataille bi si ban angle lañ koy jëlee wante duñ ko jëlee rek si angle kii këppoon na keesu maire ñu ne complot la kii ji nañ ko viol ñu ne complot la kii jaay na passeport ñu ko viol complot la mais jusqu'à quand quand même c'est que le problème mooy que. parce que tamit benn affaire dafa am on voit des personnes au Sénégal quand même su fekkee wax dëgg rek wax dëgg ca la ñoo xam ne tey di lundi au vendredi soo wootee marché nga gis leen fa mais leur train de vie mu nekk vie boo xam ne mënu ko comprendre ay oto yu rafet la ñuy dawal fu dëkk fu baax lañ dëkk la mooy seen liggéey déjà rek on se doit poser une question quand même xam nga nit ñi dañu nekk fi naan ay gilets jaunes yi par samedi la ñu doon manifester parce que on sait que le samedi quand même la majeure partie en France duñu liggéey tu vois donc ñun dëkk boo xam ne ñoo xam ne mosoo leen gis ñu liggéey xamoo si yan bis na nekk fu ñu wootee manifestation ñi ngi foofu lu xew daal ça veut dire que ñii ñoom amuñu contrainte heure man tey njawar suba yenn heure yi soo ma ko bëggoon def soo ma bëgg a defloo dara du ma ko mën parce que daa am koo xam ne dama signé ak moom contrat dama koy honoré dëgg la waaw léegi nag ñun nag Sénégal nag léegi nag nit ki dem ba yàlla natt ko mu dara dal ko pour man profil ba la ñu war a def moo gën def ay conférence de presse di wax yoo xam ne dara du sans régler rien du tout day pervertir suñu jeunesse bi c'est pas bien du tout te lii nag ñu koy seetaan ñuy bàyyi crescendo ëllëg ñooy toogaat fi tamit ñu delluwaat tamit di la seen kaw di génn ay vaar dañu sonn di génn ay vaar le problème mooy que dès le départ fa mu nekk nii na dëkk na nit ñi war mën a wax dëgg na nit ñi di dox dëgg nit ki nag dëgg nag mooy soo weetee nga wax ko soo weetee nga jëfe ko soo weetali ko nga jëfe ko wante mënoo su caméra yi tàkkee nga wax fi loo xam ne nit ñaan woy wante nekk soo weetee yow yaa gën a yées ñëpp loolu c'est pas bien il faut que ça qu'on le dénonce à haute voix te ku si nag juum nag gars yi bàyyi la ak ñi nga xam ne ñoo si war a féete ñu féete si yow moo gën nag nit ñi di génn ku nekk ñëw di la mbubbuloo di la tubayloo naan la way lii mais olof yi ñoo koy wax bokkuma ci moo gën du man dong maa ngi jéggal wasalaamaaleykum wa rahmatullah maris moom di mu dem laaxira ñu ngi koy dóor rek bis bu ne ji maris bis bu génnee rek ñu làpp ko xam nga ni lii tam metti na waaye mais bu ci gisul woon intérêt am du ci sonnee nii waaw njabar ban intérêt ngay gis gars yi may nañ ko oto gars yi jënd nañ ko oto gars yi jënd nañ ko oto may ko soxna Rama xam nga le problème mooy que il faut pas que nit ñi di fàtte ni que ñoom ñi activistes yi wala politiciens yi gënuñu bëgg Sénégal yow lu mu dee yow mi nekk France waaye moom làpp yi moom wóor na moom làpp nañ ko làpp ba mu non mais fonds de commerce la du mi ngi ni gars yi jëndal ko fi oto ci dëkk boo xam ne dañ ne dëkk bi jarul làpp yu metti waaw non mais fonds de commerce du mbëri yi ñu ngi fii di dóorante ñuy toj seen bët yi du taxul dañ leen di fay ay millions Balla Gaye yi nga foog ni million nan la ko amee Balla Gaye millions yi amee ko si signé sax ma daw saakatuma nañu jël seen Eumeu Sène million bi nan la ko amee Eumeu Sène du kañ la ngi fi dóor fi Modou Lo da ko fi dóor fi tout moo des mu dee problème bi question de choix la ñoom kële du mbër de waaw non mais dafay développé rek benn stratégie boo xam ne xam na ni si loolu moo ko si génne loolu yow tey soxna Rama suñu génnoon fi naan nañ dajale soxna Rama jëndal ko oto kenn du la jëndal oto parce que gisuñu nga yërëmtul ndax dama ko dul jël sax non c'est que dama wax xam nga yow wane woo lu yërëmtul wala génnoo fi di kii mais comme moom léegi wane ne di xotti fi ay yër yi sotti fi boppam suuf di yuuxu fi gars yi naan fekk xoolal am na ñoo xam ne ay entreprise lañ yor tey Njawar Diop mi ngi nii rajo bi mi ngi nii lu mu dee am na ko nekkal fële Kaolack comprendre il fait bouger wala yu demee noonu on a besoin de ça mais pas yow nga xam ne ay perturbateurs yi loolu moo leen arrangé ñoom dëkk bi nekk ci jàmm sax arrangé wu leen. dëkk bi nekkul ci jàmm arrangé wu leen pour man loolu parce que tout à l'heure yéenay wax fi waxu prix yi moom keroog ba ñoom ba ñuy manifester ñi ko fi dóor affaire prix yi la te pourtant foog naa gars yi génn nañ def ay décret danañ wàññi prix yi wala demee léegi nag ñoom nañ toog observé c'est toujours il faut qu'il faut ñu def buzz pour gars yi ne wéy mais pour man du ku ñuy monoté wala ku ñuy diri ci tali bi kooku moo bëgg Sénégal am na ñu nekk di jàppale ay jullitu sénégalais di jàppale ay doomu sénégalais te kenn xamu leen defuñu benn bruit
te ñoom nag te ñoom li ñuy dénoncer pour naan dëkk bi dafa métti pour man dëkk bi méttiwul si ñoom parce que dëkk bi ñuy décrit dafa métti ñoom si seen location ñu leen koy fayal di leen dajaleel di leen jëndal ay xaalis di leen jëndal ay oto di leen jëndal ay xar fii lu nekk ñu koy defal seen biir ça veut dire que ñoom dëkk bi méttiwul si ñoom kon ñoom ban dëkk la ñuy wax te c'est surtout quelqu'un qui ne travaille pas c'est que quand même il faut que quand même nit ñi di waxante dëgg qu'on soit lucide xeex bi mu sérieux man loolu du ma tàyyi di ko wax man gis nga Sidy Lamine Niass ku ko bëggoon laa ku ko faroon la mais ba ma yégee ne Abdoulaye joxoon na ko 400 millions si rajo bi ñu attaqué woon te kenn yéegu ko ba ka gars yi boo ko politiciens yoolee man si laa si pare malgré que dama contre Abdoulaye Wade mais quand même parrainage parce que nag le problème on ne veut pas ça bëgguñu ngay xeex ngir sa bopp da ngay xeex pour ñëpp mais pour sa bopp xeex la sa bopp maa ngi jégalu. voilà ma ne xam naa sax du ma wàññi wala may douter ci patriotisme Guy Marius Sagna ak ñoom Assane Diouf ñi ñuy jàpp te du tee ñu dellu fa xam naa ne nit mënul tricher noonu ndax man ñemewuma ko man waaw ñoom li ñuy def man ñemewuma ko man tamit ñemewuma ko yooyu do ndax niñ leen di violenté niñ leen di gaañee niñ leen di menotté niñ leen di sonalee man ñemewuma ko def ça à répétition amaana suñ ma delluwaatoon Sénégal sax li may def nii du ma ko def parce que dinaa nekk ci bëgg survivre wut liggéey survivre ba du ma ko tal parce que tamit bala ngay sauver kenn da ngay sauver sa bopp ba pare man loolu laa gëm man li ma gëm mooy bala ngay génne asaka da ngay am alal faj sa soxla ba pare ak sa soxlay mbokk ak njaboot ba mu des nga denc ko soxlawuloo ko ba mu mat at nga génne li ñu la ci wax nga joxe ko man loolu laa gëm mais boo ko amulee doo ko mën damay liggéey pour mën ko nag pour mën a bokk ci ñi di joxe man loolu laa gëm donc maa ngi leen di féliciter di leen encourager mais su ma doon doxal dinaa ko doxalee beneen yoon budul yoon boobu bu ma ko doon doxal man bu ma ko doon def dama koy defee beneen yoon budul yoon boobu foofu rek laa ci yem jarul ma koy approfondir est-ce que am na kenn ku ci bëgg a yokk dara daanaka mooy de fukki minute Amadou Diop fu mu nekk xanaa du nekk fii Amadou Diop defe naa ajouté woon naa ko de xam naa daa préféré di déglu waay bu mu déglu nag moom it na dugg nag mooy suñu écrivain waay voilà donc man daal sens boobu daal laa ci waxee parce que réew mi du ñëpp maanaam nit sax boo ko dee xeexal dafa am lenn loo xam ne da nga koy xaar ci moom waaw li ñu war a soppi pour man c'est à tous les niveaux mënul nekk rek benn côté xam nga li Sidy Bouye wax boo ko seetloo yow da ngay dénoncer gars yi li ñuy def ñu jàpp la film xam nga nag film moom fa la lépp tëjee soxna Rama ngay def ay transaction maanaam ñu filmer la ngay def ay transaction pour jot ci ay documents yoo xam ne yoon wi mu waroon jaar du yoon woowu ça veut dire que ni corruption moom dugg na ci biir waaw dugg na ci de waaw nañu waxante dëgg parce que boo soxlee extrait de naissance mairie ngay dem mais bu ñu nee la man sama doom dafa juddu mosul am extrait de naissance yow nga ne mën nga ko lijjanti waaye nangam nga may jox yaa ngi dugg ci mbirum faux parce que du yow yaa war a defar document boobu yow yaa war a defar document boobu du yow donc leneen loo ci doxal rek ñu filmer la rek loolu jarul complot doy na waar de waaw jarul complot parce que bu fekkee ne yow filmer ne bu fekkee ne filmer nañu la ne def nga ko filmer nañu la nga def ko wala ñu yore ay document yow député nga takk lu ma 13 personnes pour ñu may leen ay visa ñu gis ne am nañu ci visa yor nañu passeport diplomatique te waruñu koo am te ci sa tournée yaa leen marié ci nga koy amee foofu mais complot nekku fa complot nekku fa leen ma ci mu saaga ba bu la jigéen meebee sax meeb ba nga dugg ak moom fenn di def ak moom dara ba faj sa soxla ba pare nga pare mu andi la ay problème complot amu fa yaa fa dem yaa ko nangu li ngay def kay mooy da ngay nangu ne trompé nañ la ci li nga bëgg parce que nit ki ci li mu bëgg lañ koy jaaree da nga koy nangu bu ñu demee ba am preuve yu wane filmer nañu la rek beneen dimension la
beneen dimension man kay bi ma ko mais gisee nag laa bu dee ay takkal la ay ñu woo ay nit ku nekk di fen naan moo ma defaral lii wala moo ma defaral laa te këyit yi wanul na yow yaa maanaam député yooyu ñuy jiiñ wanul na yow yaa ko marié yaa signé yaa joxe sa ay paycheck mooy li ñu lay fay par weer yow yaa ko wane loolu yëpp pour ñu mën a dégg document bi donc loolu day doon ay complot yoo xamante ne su ci justice àndee c'est parce que dañu la bëggoon a éliminer parce que nag justice am na doole créer ay conditions yoo xamante ne day incriminer nit ci à travers la falsification mais nag yii ma dégg yëpp ñu koy wax yii ma dégg yëpp ñu koy wax avocat yi wax lañ ba sonn ay vidéo la crier nee nañ sincèrement ay complot kese la pour ñoom daal loolu ay vidéo daal buñ la ci génnee que ce soit Simon ou que ce soit l'autre kilifa ngay dugg ci ay transactions yoo xamante ne vraiment yow loolu du sa liggéey yow activiste la ñu la xamee wala rappeur nga génneel ay tube ñu jënd ko waaw génneel sa ay tube génne sa ay CD dóoral ay concert ay way ta woyoon na fi way bu neex waay mën a way ba dee gaa yi jàppale la jënd ko bu ko defee nag yow nga jaare ci am xaalis sama demande seen groupe bi ndax dinañ survivre mais nag ay malgré que amoon nañu avocat Khourey Siba maître Bamba Fall Abdoulaye Tall maître Cissé Clédor Ly nga xam ne foofu fu mu jaar yëpp ay baax ak Seyba Danfaxa yooyu yëpp amoon nañ ko Moussa Sarr xam nga ni ndaanal baro yëpp taxawu nañ leen waaye dem nañu ndungu siin ba après juge bi dina décider nag man pour man yàlla buñ leen fitee rek ba le 2024 parce que gars yi dañoo aay nag nu ñuy nëbbee di jant de ñoom bindkat yi film lañu dañuy bind teg xam ni ñuy kii de piège wala preuve à l'appui lañ lay génneel teg booboo gën a grave mais bu fekkee ni Simon dafa am AVC s'il vous plaît nañ faire par un expert vraiment ñu xool ci santéem quoi sincèrement le santé avant tout quoi depuis 2017 ngeen moom sincèrement daaw kon xam naa mbokk yi ñu ñëw yamale foofu waxtaan wi ba altine incha allah di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne participer nañ ci émission bi di leen baalu ak képp ku fi dégg loo xam ne neexu la ñu ngi lay jéggalu ku fi dégg tamit loo xam ne lu am njariñ la te nga mën koo commencer changer sa biir kër bu yàggee mu daanu ci penc mi bu jógee ci penc mi nag dana mën a tasaaroo ci gox gi yëpp ba wër réew mi ndax Sénégal nekk numéro 1 jërëjëf soxna Rama waaw amin yaa rabbi kon dugg nañ ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamina kon gaañi guddi jàmm voilà nous souhaitons un très bon week-end et nous vous disons lundi inchallah même heure même port jërëjëf soxna Rama jërëjëf salaamaaleykum ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti suñu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi déglooti sunu kër FM sunu rajo la sunu rajo la autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma
pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dara ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. man daal du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon a dugg seen bopp. moo ma xiir ci loolu. ah président ne waaye rek yàlla ko xëy ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du